soo nekkee ci circulation bi comme yow da ngaa nite respecter le code de la route oto bi day wax ak yow xoolal lam la laaj nga jox ko la mu soxla te ngay sóoraale kay ñëw jàppal ni nitewul moytu ko bu ko defee moom it mu jàpp ne moom dafa nite mu di la moytu bu ñuy moytonte bu soobee yàlla lu bëri dina mën a saafara ci kaw tali bi dootul am ay jéeya te man damay ñaan yàlla saa yu may xëyee sama kër di ñëw di liggéey ci sa kaa sapeur ba damay ñaan yàlla may yendoo naan ataaya ba ñant sow loolu laay ñaan yàlla saa yu ma xëyee yal naa yendoo naan ataaya ba jant sow ne leen ma lu tax ndax suñu sonee oto bi piip am na ku rongo ñoom tuuru am na deret gu wal am na ku alalam naxasaay te wax dëgg yàlla doonul lu ma gënal kon su ma sañoon saa yu ma xëyee du ma dégg fenn fuñ ma wooyee pour ma ñëw wàllu si te loolu yéen ñu ciy dimbale du yéen rek nag képp kuy doomu aadama war na bàyyi xel ci lii ñuy waxtaane mbedd bi mbeddu buur la mel ni njëkk doon sa mbedd yow ba tax na du lu la neex nga teg ko ci kaw mbedd bi ndax boo ko ci wàccee muy xollitu banaana bu ëllëgee keneen a koy joggati te ka koy joggati doomu aadama ni yow la kon noonu ma jëlee exemple ci xollitu banaana mën na doon ci leneen ak leneen kon nag ngeen jéggal ma ci kaddu bi wasalaam. message d'alerte parfois nga woo sapeur mu teel a ci ligne bi li tax mu lay téye ci ligne bi mooy dafa am ay information yoo xam ne foog ñun ñu am ko déjà il faut ñu xam l'adresse maanaam fan la accident bi am il faut ñu xam nature accident bi maanaam ndax lakk la wala piéton renversé wala jakartamaan bu dérapé wala ñaari oto yu tase wala camion ak bis bu tase wala ñaari bis yu tase xam nga loolu nombre de victimes bi mu am bokkul ak piéton bu ñu renversé donc yooyu dañ koy xam moo tax ñu leen di laaj souvent nature de l'accident parce que boo nañu ñaari bis yu tase du ñu andi benn ambulance dès le départ dañuy envoyé ñaari ambulance ba ñett ba wax yeneen cas yi ñu xaar parce que dañuy xam ne bu dee accident bu métti nombre de victimes yi dina ëpp ñaar ba ñett loolu benn ambulance du dem boo nañu kër guy lakk bokkul ak néeg buy lakk kër guy lakk mën nañ jàpp ne am na plusieurs chambres loolu mën nañ bañ a andi benn oto buy fay lakk kese bii fay lakk mën na départ beneen oto bi nga xam ne capacité ndoxam bëri na mën na ànd ak moom par contre boo nañu benn magasin booy lakk mën nañ jàpp ne magasin boobu benn oto bi mën na ko fay donc yooyu yëpp dañ leen koy laaj pour xam ban moyen la ñuy dépêché mu jugee ci camp bi ñëw ñaata victime la dañ leen koy laaj pour ñu xam dès à présent ñaata oto la ñuy andi état wu victime bi dañ leen koy laaj parce que ki nga xamante ne nii dafa conscient bokkul ak ki nga xamante ne nii dafa inconscient bu dee koo xamante ne nii dafa conscient mën nañoo envoyer ce qu'on appelle une ambulance classique mais ki nga xamante ne nii day soxla ay appareil respiratoire ay yeneen loolu il faut que ñu andi ambulance médicalisée xam nga yooyu buñ ko xamul dès le départ mën nañoo andi ambulance classique ñëw ba sur les lieux fekk ne ambulance médicalisée moo waroon a ñëw bu boobaa li ñuy wax durée de vie wu victime bi day gën a wàññeeku par contre bu ñu amoon information boobu depuis le départ je pense que dinañ mën a déparé ambulance bi nga xam ne am na matuwaay yooyu noonu dinañ leen laaj aussi seen numéro de téléphone pourquoi ñuy laajte numéro de téléphone ñun dañ koy tuddee numéro contre appel parce que parfois nit wooñu joxe numéro téléphone am ñu téye ko bu ñu demee ba sur les lieux fekk ne koñ bi fi mu ñu wax ak fi accident bi nekk mat na ay 5 mètres donc pour ñu mën a gis réellement ana accident bi il faut ñu woo ki ñu woowoon pour mu wax ñu non fii laa féete moo tax souvent ñuy laajte lan mooy sa numéro de téléphone c'est pas par indiscrétion wala parce que dañ ko bëgg a am pour beneen affaire dañ koy am rek pour garder ko pour utiliser ko comme li ñuy wax contre appel donc rubrique yooyu yëpp rek benn boo ci sot rek da ngay teg ci sapeur bi ay jafe-jafe pour mu réussir intervention am donc vraiment yooyu c'est des rubriques à respecter. sant yàlla aussi yéen ñun ak yéen ay partenaires lañu ndax yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee yéen seen gasoil saa bu tàkkee rek ngeen jëm ci nit hôpital ngeen ko yóbbu wala ca Maadeytaal yi kon bu yàlla dogalee ngeen déplacé wu am su ne mel nii ñëw di waxtaan ak ñun chauffeurs yi dañ ciy sant yàlla mais dañ leen ciy sant aussi man nag dama am benn question lu mel ni question ndax bi ci jëkk mooy ñu ngi leen di ñaan di leen ko ñaan buñ leen wooyee ngeen gaaw di ñëw ndax léeg-léeg loolu di am mais day yeex comme ni ko adjudant chef waxee yàlla ngeen di xëy di naan ataay suba ngoon jot waaye nag mënta ñàkk léeg-léeg ñu leen di woo man damaa mos a yem ci benn accident biir Kër Moussa la presque nag
yàlla dogal xale bi jakarta la yore am benn machine bay mu def ci suuf mais bi mu mbëkkee jakarta bi moom dafa avancé ci biir bi xotteeku mbaq gi di génn loolu moom maa ci yem mbaq gi di génn mais kenn ñi mu ko laal ku ñëw rek mi ngi gën a génn timit mi ngi gën a génn mais ku ñëw dañ ko wax bàyyil presque xaw dafa luy bëgg ma 2 heures de temps loolu moom maa ci yem keroog jaaxle nañu tiit nañu te kenn ñi mu ko laal. garage bi tey parce que xam nañu accident du sapeur-pompier c'est très rare mu dox yem ci accident te su ci yemee moom ci boppam li mu jàng xam na ko dina ko def mais tey yéen ñi ngeen xam ne loolu xamu leen ko mënagu leen ko loolu tey bokk na lu tax tey ñu ñëw ci garage bii pour war leen ko su nit accident amee victime bi ñëw nekk fa yan geste nga koy defal en attendant sapeur-pompier di ñëw comme li ngay wax loolu ñu ngi koy dëggal accident day am ñëpp ne ko tëddal bu leen laal ba sapeur ñëw bu leen laal xëy na waa ji ni mu tëddee xëy na baaxul am na lu ñuy wax chute ba lamine bu ndaw bi clapet la day tëju am na nu muy tëjee waa ji dootul nooyi dootul def yéen yi su fa nefee lu mat 7 minutes mun na jàll kon yow mii xëy njëkk a yem su fekkee am nga ci notion moom lañ lay wax ñëwal nga am position d'attente boo ko defal en attendant l'arrivée des secours nga woo sapeur yi. beneen bi tamit suñu capitaine bi nga koy wax léegi mooy ci appel bi waxuma la léegi sa appel nit ñi léegi amatuñ sax di woo 18 mais dañuy bëgg a woo organe de presse yi ku ci mel ni yenn yoo xam ne bëgguma sax tudd seen tur loolu pour ñu ñëw filmer balaa ngay woo ndikki mu ñëw filmer mais wool ndikki koy xettali mu ñëw loolu nit ñi nañu am habitude boobu jikko jooju nañ koy am sapeur baa ngi fa yow soo ko mënee defal li nga ko war a defal en attendant question bi dégg nañ ko mon adjudant chef waaw capitaine bi wax jow point bi rek laa bëggoon a intervenir ci yéexaayu sapeur damay je ne me dédouane pas nekkuma fi pour wax ne sapeur yi di lay quoi comme ni ma ko mën a waxee ci olof c'est juste que gis nga sapeur bu ñu sonné bu dee bëccëg laa wax amul fitu toog ci camp bi 1 minute bu dee bëccëg ñoom ñii je parle sous le contrôle des gens qui sont là nga toog sa bureau dégg ne sonné nañ ambulance man damay faral sax ubbi sama fenêtre di xool bu ëppee 1 minute ma tëj gaay c'est une manière de dire que ñun parfois lenteur ou intervention mën na bañ a nekk ci ñun tali bi dañ ko bokk ak ay nit te li ñuy def pain bi ñuy def du priorité demande de priorité la parfois nga def ko sax ba nit xàllal la keneen ñëw jël yoon bi damay joxe benn anecdote bu ndaw mos nañ ma ko def bu may nekk sergent di monter Dakar jugee Pikine di dem poste Thiaroye accident bu guddee ñu xàllal ñu am ku ñëw jël place bi ki may dawalal bëgg a xuloo ma ne ko bul xuloo fexeel rek ba ma tolloo ak moom ñu dawaat ba tolloo ak moom ma ne ko ñaanal yàlla ba ki ñuy jëli du sa wayjur mais dafa dawaat ba dab ma na ma baal ma àq li tax ma wax ko loolu mooy ñun bi ñuy sonné xamuñ ku ñuy jëli moom mi ñuy xañ yoon bi xamul ku ñuy jëli te ñun yàgg nañoo dem ci intervention fekk suñu mbokk tëdd mais ba ñuy dem lijjantiwuñ kan lay doon parce que formé wuñ ñu pour suñu yaay wala suñu papa wala suñuy rak dañ ñu formé pour la population sénégalaise mais yoon bi parfois moomuñu ko dañ koy bokk ak nit ñi te am na heure de pointe yoo xamante ne nii pour nga yegg heure bi ñu la soxlaa du mën a nekk ça c'est de 1 de 2 parfois ngeen nekk sax en face de la caserne accident am en face de la caserne ñu toog 10 minutes du ñëw parce que c'est pas parce que yaa ngi ci devanture caserne sapeur pompier bu Thiès que waa Thiès ñoo intervenir mën nga nekk caserne pompier bu Thiès moment bi accident bi am fekk na suñu ambulance yëpp ñu ngi biir Thiès xam nga période boobu noonu li ñuy mën mooy andi ay hommes ñu def les premiers secours bu dee feneen fu gën a sori parfois da ngay taper sur Tivaouane bu dee ambulance Tivaouane yi ñu ngi seen camp yi bougé wul moo tax suñu ambulance yëpp dañ leen a def li ñuy wax géolocalisation tey suñu oto yi fi ñu taxaw suñu chef yi ñu ngi koy gis seen bureau loolu pourquoi ñu def ko pour que accident bi gën a jege ñu xool moyen bi gën a jege foofu ñu envoyé ko moyen du doy nu mu tudd jàngat ci situation du doy mais chaque jour ñi ngi def de notre mieux pour être plus proche de la population mais c'était juste pour vous dire que sapeur bu dee bëccëg amul fitu def 1 minute ci camp bu dee guddi may nañ ko 2 minutes. donc moom dina am ay laajte yu muy def dina am yu muy def pour xam ndax kii ànd nag sagoom wala dafa taxali ko ak sagoom loolu lay njëkk a cherché donc dafay def ce qu'on appelle la recherche de la conscience. allez-y tour de la victime waaw donc fi mu nekk nii day wër victime bi pour xool ndax nàccul ndaxte deret ci ñun dafa mel ni urus ci tëgg ni mu fonkee or ñun noonu la ñu fonkee deret donc saa yu demee intervention
li ñuy njëkk a xool ndax nit ki am problème est-ce que d'abord nekkul di perte deretam léegi nag mun na koo perte deret bi di wal ci biti nga koy gis comme mun na koo perte muy wal ci biir yaram bi loolu dañ koy rechercher ba pare bu fekkee loolu mel noonu am na dañ koy njëkk a saafara arrêté deret bi ba pare ñu doog a mën a def leneen donc moo waraloon muy wër di xool ndax nit ki nekkul di perdre son sang ba mu wëree ba gis ne ñàkkul urusam léegi nag nay ñëw ba ci moom nag di jéem a wax ak moom pour xam ndax mi ngi ànd ak sagoom allez-y. donc mu ngi koy laaj su koy laaj da koy lakkal kàllaama yu bëri mun na ko lakkal olof bambara joola séeréer lu ne la koy lakkal ba pare naan ko bësal samay loxo bu dee yaa ngi may dégg wala nga xippi say bët bu dee mënoo wax donc yooyu yëpp mu ngi ko ciy wax donc fu mu nekk nii victime bi seere loxo yi ñu ngi seere loxo yi di ko wan ni mënuma wax waaye sentir naa yëg naa ni ki am na ku may wàllu si donc ci kaw loolu lan lay def da koy daal di tëddal ñaaxanaay parce que kii ànd na ak sagoom voilà. jàpp tànk bi xëcc ko ba mu jub bu paree mu dëgg ñëwaat jàppaat beneen tànk bi du tayal de day jógaat ñëw jàppaat beneen tànk bi indi ko ba mu daj voilà ba ñaari ñëpp aligné voilà. voilà léegi nag bu ko defee loxo yi mu def ko le long du corps mu jub voilà léegi nag mu ñëw ceinture bi bu dee takk na ceinture wala geño gi mu tekki ko mu yolom bu dee jigéen la nga jaarale sa loxo ci ginnaaw nga tekki soutien-gorge bi pour mu oyof deret bi mën a di circuler normal bu dee dafa takk cravate da ngay yolomal cravate bi bu fekkee dafa takk ay dàll yu am lacet da ngay tekki lacet yi jarul ngay génnee dàll bi da ngay tekki lacet bi rek yolomal ko pour deret bi mën a circuler normal bu ko defee nit kooku nga di ko xool ci diggante boobu nag ngay woo sapeur wax leen fa nga nekk la xew voilà donc premier loxo bi daf koy teg nii lay def loxo bi dafa war a teen jàkkaarloog asamaan parce que loxo bi mooy doon tableau de bordam ci lay xool comme ni ngeen di dawalee oto di xool tableau de bord moom ci loxo victime bi lay xool mooy doon tableau de bordam aywa. léegi mu jël loxoom ak loxo victime bi daal di ko yóbbu teg ko ci loxo victime bi ci lexu victime bi ci nopp bi nopp côté gauche voilà après mu yëkkati oomu ndeyjoor ba da koy yëkkati mu doon benn genre clé après moom day reculer voilà day reculer parce que victime bi wala ko jagade gis nga fa mu fekk victime bi comme mango boobu ma leen waxoon fa la koy fekki daal di ko xëcc nànk def ko ci poosam mangoog nànk bu ko defee ak yow loo tuuti lii soo ko xasee def bombardier ci boppam soo ko xëccee mu fekk si la Y waaw oreille et les yeux waaw J O Y waaw jooy voilà jooy day jooy waaw ma ngoog après su paree il va retirer sa main day retirer loxoom nank dégg nga daal di ñëw jël tànku victime bi ubbi ko carrément pour mu am équilibre comme yéen ni ngeen di cliquer seeni oto yi bu paree mu delluwaat ci bopp bi defar ko ba nga xam ne waa ji bu fekkee nii mu tëddee amoon na deret gu nekk ci biir day fexe deret bi génn bara jàll ci biir wala mu doon yuutu wala mu bëgg a woccu yooyu yëpp day mën a génn tranquillement te du ko teree noyyi ngelaw li dina jàll te du ko teree woccu du ko teree gàll du ko teree voilà léegi lii soo ko defee léegi da ngay toog di surveiller nit ki sa loxo ngay jël rek teg fii ci dënn bi di xool ndax ma ngay noyyi voilà di xool ndax ma ngay noqi ba keroog ambulance di egsi parce que su defee lii ba pare day daal di woote bu ko defee secours yi daal di ñëw ñoom tam bu ñu ñëwee ci position bi lañ koy jël teg ko ci brancard bi dugal ko ci oto bi. maa ngi tudd capitaine Khoudia Ibrahima Mar maay commandé sapeur pompier bu Thiès bu Ngaye Mékhé bu Tivaouane bu Xombol ak bu Thiénaba tey boo gisee ñu ñëw ci gare routière dañoo commencé li ñuy wax la semaine des sapeurs pompiers parce que au niveau national dans tout le Sénégal dañuy organiser li ñuy wax journée sapeur pompier boo xam ne le 12 lay commencé maintenant comme journée bi
le 12 la ñun dañoo bëgg balaa journée bi ñu def des campagnes de sensibilisation gën a jege mbooloo mi gën a jege askanu Thiès moo tax ñu commencé ci gare routière bi nga xamante ne ni suñuy partenaire lañ ay chauffeur lañ di nekk ci kaw tali bi nga xamante ne ni suñu quotidien tali bi la donc moo tax ñu ñëw def sensibilisation bi wax dëgg yàlla ñoom aussi ñu accueillir ñu déglu ñu def fi ay démonstration yu am importance buñ fi jógee dañuy dem ci lycée yi dinañ dem ci marché yi donc tey ba àllarba ci loolu mooy nekk suñuy activité alxames incha allah ñu ubbi suñuy porte wax sénégalais yëpp mais particulièrement la population de Thiès ñu ñëw biir camp ba xool ni ñuy liggéeyee gis suñu matériel gis lan mooy suñu quotidien chaque jour li ñuy def aljuma ñu noppaliku ji dem julli ji juma samedi incha allah ñoom ñu ñëwaat ci biir camp ba ànd ak ñun ñu def ce qu'on appelle une randonnée pédestre de 5 kilomètres. étape bu njëkk bi ngeen amal ko ci garage bu Thiès dafa mel ni sapeur moom ku ko wax digganteem ak tali bi. waaw wax digganteem ak chauffeur yi. ñun dañoo yàgg ak waa garage yi dañoo yàgg ak chauffeur si parce que ñun mën nañ ne bu ñu génnee bu dul lakk. souvent accident de la circulation routière lañ donc ñun li taxoon ñu jël suñu première journée bi jagleel ko suñu papa yeeg suñu nijaay yi nga xam ne ñoo nekk ci garage bi c'est une manière de leur montrer que ñun ak ñoom ñooy liggéey mënuñu dem sans ñoom ñoom it mënuñ dem sans ñun li ko sama benn collègue waxee léegi rek ñun buñ sañoon dañu xëy dinaa attaaya ba ngoon maanaam buñ sañoon accident du am waaye nag comme déplacement day am te moyens yi mën nañoo am ay jafe-jafe dañuy ñëw won leen naka la ñuy moytoo jafe-jafe yooyu parce que ci phase bi ñuy def nii moo ëpp importance comme ni ko olof di waxee fagaru moo gën faju li ñuy def mooy prévention maanaam ñun bëgguñu xaar rek ba jéeya am ñu door a wàcc sur le terrain on veut anticiper won leen carrément naka la ñuy moytoo jéeya tout en sachant que nag ne jéeya moom fi lañ ko fekk tant que dund mi ngi am oto mi ngi am déplacement dina am ay jafe-jafe dina am mais yàlla na tuuti te bu amee it yàlla na doon li nga xamante ne nii kenn ñëpp doon ci mucc daal nañ moytu daal li ma wax rek fagaru moo gën faju population Thiès ñoo leen doon soxla waaye tey dafa mel ni yéen a soxla population waaw tey nag damay tendance waa Thiès parce que waa Dakar dañ maa menacé na ma ñoom ñoo ñuy daaneel mais leen Thiès duñ ñu daaneel parce que Thiès xam nañ ne sapeur ñoom lañ fi nekkal donc comme ñoom ñoo ñu daan woo ñuy ñëw tey ñun ñoo woote ñun ñoo soxla waa Thiès ñu ñëw fa jeudi incha allah ñëw ci journée porte ouverte bi xool ni ñuy liggéeyee xam lan mooy suñuy moyen buñ bëggee sax xam lan mooy suñuy jafe-jafe maanaam porte bi daal dañ koy ubbi grandement incha allah la alxames dañuy defaale aussi don de sang parce que gis nañ ne banque de sang yi dafa am problème te comme ñun dañuy liggéey ci ak accident xam nañ ne boo yóbboo souvent nit mu soxla deret jafe-jafe yi mi ngi commencé am temps yi donc dañuy defaale don de sang ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw assister journée boobu noonu bu alxamesee ñu ñëw joxe un tout petit peu de non sang parce que li ngay mayee ci deret da nga koy xeeb waaye la muy sauver doo ko xam te loolu je pense que bokk na ci jaamu yàlla donc ñu ngi ñëwoo population Thiès bi yëpp ñu ñëw aljuma incha allah ñu noppaliku samedi aussi ñu ñëwaat comme ñun ay militaire lañ dañuy def sport donc samedi on va faire li ñuy wax benn randonnée pédestre bu 5 kilomètres ñuy woo population thiessoise yëpp nag ñun ak ñoom dafa yàgg mais maa ngi leen di gërëm au passage di leen sant di leen ñaanal yàlla di wax ñoom aussi ñu ñaanal ñu yàlla parce que ñun soxla nañ loolu waaye ñoom it soxla nañ ko parce que oto moom boo ci xasee dugg rek sa départ nga xam waaye ku départ ku ne yàlla na nga arrivé donc maa ngi ñaanal yàlla sama papa yu mu fekk accueil bi wax dëgg yàlla ñu jël seen temps may ñu ko dégluñu te xam nañ ne li ñu leen jox di leen ko jëfee donc ñun ñi ngi sant yàlla bu baax di leen ñaanal yàlla guddal seen papa. te Yacine Diop mooy sama tur ñu gën maa xam ci Pape Diop. yow yaa jiite. maay président regroupement régional bu Thiès. kontaan ndax buñ ma ko waxee ba léegi nii tey sax li ma wax léegi chauffeur yu bari seen tur dafa jot a ñu yàpp mais doon na ëpp lii ndax doon nañ ko prévoir mais nag ginnaaw client yi dañoo taxaw boo bu ñëw dañu naan dañoo gerew moo tax chauffeur yu bari yëpp dem loolu andi yoon mais dañ ciy kontaan di ko ñaan yàlla moom mii ndam li muy wax yàlla na ko yàlla defal ndam lu ëpp loolu. fi colonel bi ne colonel bi passé fay moom mu passé fii di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla di waxee ay seen i kilifa ñu gën leen wutal ay moyens sapeur nañ leen gën a jox ay moyens manqué nañu moyens ñoom ñi xam nañu moyens yi bëgg na seen kilifa dimbali ñun loolu la ñu président regroupement yi transporteurs yi ñëpp loolu la ñuy ñaan sapeur Thiès bii macha allah bu teewoon amaguñu benn problème boo xam ni wax nañ ko ak ñoom ci saafaruñu ko même dañ daa am problème fii Pinel dañ daa am xale di fa saw dañ la woo ñu ko raxasal lépp moom lu ñu mës a woo vraiment ñu ngi ko defal ànd bi yàgg na comme ni mu waxee yàlla na gën a yàgg. yàlla def ko jàmm. waaw moom incha allah li mu wax lépp incha allah ba dañ ñëw ba xam ne gis nañ ko dañ ñëw ba xam ni garage ñëw nañu incha allah ndax dañu bëgg mu jël numéro 1. macha allah ci kanam incha allah merci.